waa maa ngi leen di nuyu waa Niakhar góor jigéen mag ak ndaw nuyu kilifa diine yi fi nekk nuyu kilifa yépp waa di leen ñaanal ku ci nekk fi nga nekk fa nga toog yàlla yokk la wér ak wérle ak gudd fan. suñ nee madame Marème Sène ne actrice de développement en même temps aussi bon nekk ci secteur jigéen ñi di liggéey ak jigéen ñi ci commune Niakhar suñ ne commune Niakhar nag moom dañuy ne commune Niakhar donc mooy 32 villages yëpp 32 villages yi nga xam ne amoo yee quartier yi yëpp ci biir. waa bon xam nga sooy liggéey nga ne da nga bëgg liggéey il faut que nga demee ak stratégie ak méthode ak organisation parce que liggéey bu amul organisation rek du dem fenn comme aussi yàlla dafa ma dénk ma nekk spécialiste en méthode et nekk aussi si tout ce qui est organisation ndax bu ñuy wax logistique rek logistique c'est tout ce qui est organisation donc les techniques de l'organisation ak yooyu yëpp man loolu laa jàng donc bu ma si lépp lu may dugg dama koy étudier analyser ko soo ko xam fan ak fan nan lay commencer loolu moo waral bi ma ñëwee ci commune bi di liggéey sama borom kër Makodou Sène ne ma yow moom dama lay dénk rek jigéen ñi ndax jigéen moo mun def ak moroomu jigéenam loo mun ci jigéen ñi defal ma ko donc si la tàmbalee ak ñoom di liggéey ak jigéen ñi donc depuis 2015 maa ngi ak ñoom da commencé financement yi en 2015 di financer di renouveler di financer di renouveler ba 2019 lañ ko arrêté pas arrêté sax mais dañ ko stand by parce que looy liggéey ba benn instant dafay soxla nga taxaw defaat étude analyse xool li ngay def ndax am na solo mu ngi dox ndax amal na ñi njariñ am déet bi ñu demee ba 2019 def xayma li ñu investir ci financement yi mu toll ci 102 millions ñu ne nag nañu xool jigéen ñi est-ce que gis nañ seen bopp ci financement yi am na ñu ci gis seen bopp ndax am na ñu ci génn loolu après damay bàyyi xam naa Fat Sarr comme moom mooy la responsable des femmes yu bëri nga xam ne moom moo ci dem ci terrain bi moo ci xam yu bëri itam ndax man comme dama boole liggéey yu bëri liggéey jàmbur sama liggéey bopp entreprise ak di liggéey en même temps ak ñenn à l'étranger yu ci bëri à Niakhar moom lépp sax la moom mooy jiitu en même temps aussi moom moo nekk commission entrepreneuriat féminin ci mairie bi donc maire ne ma mu ngi noonu ànd leen ngeen dem liggéeyal ma jigéen ñi liggéeyal leen ma bu baax base bi ci jigéen ñi loolu moo waral tey ci 32 villages foo dugg dinañu ne suñ loxo dugg na fa foo dugg laa wax ci 32 villages suñ loxo dugg na fa donc loolu yëpp ci organisation la ak méthode bu nga xam ne dañu ko jàng xam ñu koy defee parce que nit ñi dama ne yàgg nañ financer jigéen ñi autonomisation de la femme yàgg nañ ko wax depuis 1960 ñu ngi koy wax indépendance Sénégal depuis ñu ngi koy wax mais boo gisee lu tax la majorité ba tey mënuñu ci génn parce que dañu amul suivi ak accompagnement ak organisation ba ca war ak méthode bi pour ñu génn ci loolu moo waral man dama ñëw ma ne la politique autrement la politique ci femmes yi autrement politique de développement la ñuy wax jigéen ñi foog ñu génn ci autonomisation de la femme loolu moo waral en 2019 bi ñu defee analyse yi ñu xam ne am nañu ci génn ñu ne ñu ci génn lu tax génnuñu ci lan moo ko waral ñu ne peut-être dañu soxla encore ñu former leen ñu suivre leen accompagner leen c'est dañu toogee waxtaanaat bu baax ñu ne donc dañuy ubbi suñu centre bopp buy former jigéen ñi dinañu permettre ñu am nekk en contact ak ñoom di leen suivre fu ñu mënti ne ak fu ñu mënti toll ci commune bi di leen suivre di leen accompagner ñu ubbi centre bi
commencé avant ñu ubbi centre bi sax dañ commencé les formations dañu ne dañuy former ba pare femmes yi balaa ñuy waxati waxu financement encadrer leen bu baax ñu ne léegi dañuy def le projet phase moom mooy formation accompagnement suivi et encadrement former femmes yi accompagner leen suivre leen encadrement bi mooy la fin fi nga xam ne dañ leen di former waat en gestion en éducation financière pour jàngal leen la gestion ak yëpp après ku ci am récépissé ñu utal le financement nga continuer sa liggéey bopp ku ci amul récépissé ñu utal le récépissé nga continuer sa liggéey bopp mais bu boobu balaa financement di ñëw léegi day fekk ni jigéen bi li ñu ko jàngal ci formation bi mokkal na ko ba buy tëdd di nelaw sax mën na ko liggéey mën na ko reproduire parce que tey actuellement bu ñu jëlee exemple POHAM bu ñu jëlee exemple yeneen groupement yi nga xam ne formé nañ leen en éducation financière yàggul ñooñu actuellement ñu ngi liggéey di produire ñu ngi jaay ba Touba ñu ngi jaay ba Dakar tey jii boo duggee Ñaaxar ci boutique yu bari marque bi jigéen ñi di defar fii eau de javel moo fa nekk te fii lañ koy liggéeyee biir Ñaaxar et c'est foofu aussi laa ne pourquoi aller chercher ailleurs dem di uti ay formatrices ailleurs alors que fii ci biir Ñaaxar war nañ fi am jigéen ñi nga xam ne suñu leen former leen ba ñu mokkal ñu am seeni diplôme professionnel ñoom war nañ mun a toog fii former jigéenu waa Ñaaxar yi c'est ñu former équipe boobu moom ngi nit ñi di dégg les Sœurs Unies boo xoolee 10 lañu ñoom ñëpp ay formatrices professionnelles lañ tey ci côté yëpp nag en céréales transformation fruits et légumes savon eau de javel teinture ak yëpp dañ leen former ba ñu xarañ léegi commencé nañ sax nit ñi di leen woo hors de Ñaaxar ñuy dem di former di ñibbisewaat donc ñooñu ñoo nekk ci centre bi nii tey di former femmes yi chaque semaine ñu convoqué ay groupement ci village yi former leen jox leen seeni produits ñu dem après nag suivi bi continuer waa loolu moo tax ma ne la loo gis organisation ak méthode la écoulement de produits ñu bari moom la ñu am mais dafa fekk ne écoulement de produits nit bu ko amee daf ni mu ko liggéeyee la ak ni mu ko defee ñun déjà foire yi ñuy dem yëpp macha allah suñuy produit mooy jëkk day jeex ba ñu naan madame bu ñu yëgoon gën a produire lu ëpp parce que loolu yëpp lu ko waral mooy xam nga nit ki mën nga produire mën nga liggéey teg keneen liggéey teg sa produit njëkk dem loolu yëpp si ni nga ko liggéeyee la ba pare tey lu ci mel ni eau de javel savon lu nga xam ne tous les jours chaque jour kër boo dugg bu ñu xëyee bu ñu ko amul jëndi ko tous les jours muy eau de javel di savon tey jii boo ko formé femmes yi village bu nekk mu am un groupement bu koy produire dans chaque village écoulement bi du difficile day gaaw sax bu amee un groupement dans chaque village mu koy liggéeyal foofu boppam di ko jox di ko jaay ci biir village bi loolu du taxaw loolu moo waral parfois nga jekki laaj benn groupement ñu ne la am na ñu nga xam ne sax am nañ marché comme kiiwu policier yi bi nekk à Poham foofu ay groupement de femmes yi ñu formé ba pare ñoo gagné marché bi si savon eau de javel par exemple am ñeneen ak ñeneen ñu ngi produit di dem di jaayi feneen chaque semaine da ngay gis dañuy ñëw ci centre bi di jëndaat ay matières premières parce que même matière première bi dama ne il faut que mu disponible à Niakhar donc les Sœurs Unies dañu jënd lépp ñoom en gros ubbi seen boutique bu bopp boutique bu koy jaay nga xam ne tey femme yi ku soxla sa matière première doo paas di dem Kaolack wala Dakar Niakhar nga koy ñëw jëndee. waaw xam nga sant yàlla bu ñu demee tey ba toog Niakhar koo wax mu ne madame Sène sama idole la madame Sène mooy suñu référence loolu sant yàlla la te loolu nag dara waral lu ko de parce que kenn gënu fi kenn man damay wax kenn gënu fi kenn parce que ñun ñëpp ñoo yem ñun ñëpp ñoo bokk ni ñu ñëwandoo ci àdduna donc kenn gënu fi kenn suñu demee nag ba yàlla nag may kii la loolu dénk la loolu donc loolu sant yàlla la jombul keneen aussi te loolu yëpp lu ko waral rek mooy liggéey gëm sa bopp man sama philosophie mooy lu góor mun jigéen mun na ko te man sax sama philosophie mooy ñun
sans ñun jigéen àdduna du dem fen, góor ñi sax duñ dem fen, ñun ñoo leen di dooleel ci côté yëpp. donc jigéen bu nekk man dama ne fu mu toog warul toog di seetaan rek di xaar sama borom kër na ma jox dépense, na ma jox lii, na ma jox lii. tey kër boo dugg tey booy xool jigéen bi mooy def 70%, góor bi def 30% wala sax plus. parce que jigéen ñi kenn toogatul ñëpp guddi bëccëg suba ak ngoon. waa xam nga man bon waa c'est normal, damay ànd ak ñoom, damay ànd ak jigéen ñi, du ñoom kese sax mais man fu ma jigéen ñi woo soxla ma dinaa sol sama dàll ma dem uyu leen. parce que tamit amuñu bu ñu nee boo nee da nga bëgg liggéey ba pare ñi nga bëgg a liggéeyal ñemee ñu la tam. je pense que sa liggéey du demee ni mu war a demee. moo tax man ñoom ñëpp ku si nekk dama ñëw damay tolloo ak yow, noo mënti toll noo mënti mel damay tolloo ak yow. parce que tubaab day wax ne même un enfant pour l'éduquer il faut que nga tolloo ak moom. xale sooy wax ak moom sax boo koy yar da ngay rabaisser wu mu mun a comprendre yow sa communication. donc man système boobu laay ku nekk ni nga mel ak na nga toll ak na nga ñëwee man damay wàcce sam bopp ba ci suuf. su ma la gënee mën a wàcc sax damay gën a mën a wàcc sam bopp muy liggéey bi mu mën a dox parce que man liggéey bi rek moo ma soxal mu jëmale kanam développement bi, autonomisation de la femme bi, il faut que ça doit marcher, dafa war a dox. parce que tey actuellement Niakhar référence la ci département bi lay wax yëpp référence la. boo nee tey Niakhar ñu ne le système autonomisation de la femme à Niakhar, si ça marche là-bas ça doit marcher aussi, pourquoi pas ailleurs. donc référence la te man dama si teg sama tànk et comme li may wax rek dama ko gëm depuis le début. Niakhar li fi nekk fi Niakhar ci cadre ak ñi am xam-xam ak ñi jàng ak secteur bu ne spécialiste am na ko, secteur bu ne ay ñu xarañ ñu ngi fi fii à Niakhar muy côté bu ne. donc man dama gëm ne Niakhar war na mun a nekk capitale économique du Sine d'ici peu de temps. il suffit juste ñu ànd booloo nekk benn ku nekk génne sa xam-xam ñu liggéey ci jàmm. waa femme de l'année bi nag moom loolu yëpp mooy li ma wax sànq rek ci kii estime biñ ma def la ak fiñ ma teg la rek waa Niakhar. xam nga bon liggéey bi si la parce que barke démb am na fu ñu demoon benn cérémonie bu ñu demoon mu am kenn ku muy félicité ba ne madame Sène moom bi mooy deuxième fois ñu def ko dame de l'année. et je pense que sax moom moo koy nekk toujours parce que li muy def Niakhar est-ce que am na keneen ku ko mun. keñ am na ñeneen ñu ko mun comme li ma wax sànq rek ndax comme on dit rek ñëpp mun nañ. il suffit juste volonté am ak gëm-gëm. volonté la ak gëm-gëm. man nag li may def dama ko gëm gëm ko moo waral mu ñëw di investir fii à Niakhar. mënoon naa ko def ailleurs mais je dis Macodou nee na Niakhar la am, amul fenn fudul Niakhar. man mii di wax ak yéen jigéen liñ naan dëkkul kër baayam fu mu sëyi la dëkk, amuma fenn fudul Niakhar. Fassar mun na ma témoigner, sama mbokk yi lu ñu wax kii moom waa Niakhar la, nañ ko bàyyi ak waa Niakhar léegi. moom waa Niakhar la et loolu nag fierté la parce que tam di sëy fenn dem ba ci am ci loolu sant yàlla kese la. te li ma defoon daawaati jéeg bay nekk femme de l'année, chaque année je vais essayer de faire mieux pour garder titre bi rek incha allah. waaw xam nga ñu bëri dañu may wax ne waaw effectivement kii xam nga boo bëggee dara te demoo ci ba mu jeex mbëggeel bi dafa des. man li ma nekk nii non seulement comme li may wax jigéen amoo lu dul sa borom kër, man moom laa am, Macodou laa am. moo indi ma Niakhar ne ma Niakhar laa am lu may def jàpp sama fukki kilo lu ma mun jàpp dama ko si jàpp. ndax comme li may wax rek xale yi guddi Niakhar la ñuy ñibbi. moom lay wax mes enfants aussi il faut savoir une chose,
tôt ou tard guddi ñun Ñaaxaar la ñuy ñibbi fa lañ bokk. Donc loolu moo waral bon il faut aussi nit ki wax rek il faut que nga def ko tam nga jëf nga wane ko nit ñi xam ne kii li muy wax dafa nekk ci moom. waaw xam nga ñun luy doxal dëkk bi la ñu nekk sànq jël nañ ñu ak Mame Birame Sène nga xam ne mooy homme de l'année aussi au passage ma koy féliciter moom aussi mu nekk ci développement di ci yëngu bu baax di ñaan yàlla lafal ñu cat daal li ñu mun ren ñu mën lu ko ëpp déwén mu ànd ak wér la donc Niakhar 24 développement la parce que lii amul musu fi am innovation la tey ñu ne Niakhar 24 bu ñu nee Niakhar 24 ne Africa 24 ne 24 yi bari na TV yi ñu wax 24 Africa 24 France 24 yeneen ak yeneen 24 yëpp da nga koy dégg donc bu ñu ñëwee ni ñu ne Niakhar 24 loolu innovation la te loolu vraiment développement la ñu am suñu télévision en ligne bu nga xam ne actuellement ñëpp a koy suivre liggéey bi rafet na ñu ngi leen di ñaanal affaire bi jëm kanam ngeen yokku ba yëg ko ba vraiment ngeen dem ba sut yeneen dem ba ñu def suñu télé am seen télé bu nga xam ne nii ñun ñëpp waa Niakhar dañ ciy gis suñu bopp benn télévision en direct bu nga xam ne suñu chaîne bopp la. d'accord loolu moom xam naa suñu ma ko laajee na ma ciy sawar a tontu parce que jàpp naa ne am na ci lu bari la nga xamante ne dina ko partager ak man. dañ ko nommé dame de l'année nag man souvent du may sax bëgg ci wax ci moom lu bari parce que dafay mel ni farla ba mu ëpp mais du loolu moom def di nit ko nga xamante ni liggéey la gëm xam nga nit nag su gëmee liggéey tase ñoo nga xamante ne dañoo gëm liggéey dañuy neexal ak jàppalante te moom comme ni mu ko waxee bi mu ñëwee borom këram da ko dénk jigéen ñi naka yaa ngi noonu jigéen ñaa ngi noonu loo mën nga jàppale ma moom tamit mu jël léppam def ko ci parce que man dama naan sax souvent def ñu yàq sànq maa ngi dégg di wax ci affaire financement yi dafa def ci financement la nga xamante ne man mosuma gis ku ko def te lépp ci sama loxo la jaar te li indi na ko liggéeykat la moom loolu bi mu koy def boobu sax newul Sénégal donc foofu laa gën a amee appréciation ci moom parce que boobu ñu ngi doog a jël commune bi en 2014 moom mu ngi Paris toll foofu di ñu laaj ci ban wàll ban côté la war a mën a jàppale jigéen ñi xam nga ko loolu dal na xel boobu mën naa la wax ne que mosuñu gisee téléphone rek la ñu wax ñu commencé mu ne ma nag vraiment bëgguma ñu sonal kenn ci ay apport ak ay frais de dossier ki yooyu li ma gën a impressionné ci moom mu envoyé ma xaalis bu bari envoyé ko jëkkëram de man mii la ko envoyé mu jëli ko West Ham organiser famille ànd ci ak équipe bi ñuy wax les Sœurs Unies ñu ànd organiser famille ba ñu dem ci benn banque mutuelle de la place waxtaan ak ñoom ubbil compte ay groupement par groupement lañ doon jël par des groupes de 7 personnes lañ doon jël pour ñu mën ci gis seen bopp frais de amul sax ku fay photocopie d'identité amul lépp da ko jël en charge ne ma même réunion yi ngay convoqué famille bu ñu ñëwee ndox yi ñuy naan sax nag leen ko jëndal te famille mun nañ ma seede xam naa may naa la nga dem sur le terrain wala di nga am occasion ba nga xamante ne dañ leen mën a interviewer dinañ la wax parce que looy wax ci télé rek wala ci rajo dafa war a leer ñu accompagner leen encadrer leen aussi ba vraiment tey comme ni mu ko waxee bi ñuy toll ci 2009 yooyu ñu ngi nekk ci 102 millions loo xam ne ci jeunes yi am na sax ñoo xam ne dafa engagé wu jël leen en charge benn jeune ñu financé ko lu mat ci 1 million. xam nga loolu souvent boo koy wax di te dekkul loo xam ne dañ koy faral di ko dund
mën nañ ko sax bañ a gëm mais loolu moo am réalité la ñun ñoo ko dund jàppale leen. am na nag ñoo xam ne génn nañ ci am na ci ñoo xam ne tey ñu ngi ci doon liggéey ba tabax nañ ci sax seen benn pièce par exemple ñii am ci ñii di def tontine parce que dañ leen doon encadré ñu am ci sax chambre à coucher loolu yëpp am na te ñooñu mën naa la yóbbu ba ci ñoom ñu témoigner loolu. boobu seen goro yi dañ ma doon laaj kan mooy madame le maire parce que lii muy defal jigéen ñi te gisuñu ko dégguñu ko daf ñu jaaxal man leen tôt ou tard dina ñëw. bi mu ñëwee tamit ju bari mu ngi leen di gis wala ñuy xaq seen kër gi di ñëw fii di ko fekk ci këram loolu dafa doon loo nga xamante ne maa ko fekk ci sama loxo la jaar te mun naa la ko détailler benn par benn groupement bu ci jël financement maa ngi ak sa dossier parce que lépp su ma la koy jox dama koy photocopier balaa ëllëg du nag question bëggu weer kenn wane ne que ñoo la defal mais dañ bëggoon rek des preuves. parce que dañoo amoon yàqib ne que kii fi mu jëm ak ñun fu leer la mi ñu demee ba toog ba mu ñëw ñu toogaat xoolaat ne que financement da ngay ñëw ci benn village financé lu mat ci benn groupement wala ñaar am ñeneen ñu des léegi nag comme moom yàlla dénk na ko xam-xam ci côté boobu noonu ci côté développement mun léegi dañuy xool beneen système boobu mooy ñu former nit ñi parce que nit ki boo ko formé wul aussi di ko jox xaalis muy dem rek. bon mën na toujours mën na xaalis bi mën na diig voilà léegi nag formation bi man li ma ci gën a neex taxoon ñu def ci suñu force ñun ñëpp mooy foofu si dafa ubbi benn centre ñàkk ci alal bu bare rien que pour jigéen ñi am formation ñu jël comme ni mu ko waxee 10 femmes former leen ci côté bu nekk. wax na ko ci céréales fruits et légumes jus macha allah ci côté yu bari fay ñu former leen ba ñu kale ci yooyu yëpp léegi nag mu jël leen dugal leen ci centre bi léegi nag ñu xool naka la ñuy def toppat groupement yi tey jii ma lay wax nii amul village buy dugg te formé wuñu femmes yooyu noonu. ba pare du former leen rek bàyyi leen de xam nga ni dañ leen doon former rek jox leen seen attestation ñu dem non beneen système la ñu indi parce que dañ leen di former ba pare accompagner leen suivre leen encadrer leen te formation yooyu groupement bu ñu jël nga ñëw ci centre bi mu ne fa Fatou Sarr bugguma ñi nekk formation ba midi wala 14h ñuy ñibbi si seen dëkk yi mais ravitaillement bi dama bëgg bu ci dara manqué. 3 jours formation yi ñuy def dépense bi yëpp moo ko yore ndox yi ñuy naan jus yañ fay defar parce que moom dafa gëm consommer local lañ fay defar moom la ñuy naan ñoo leen di toggal ñuy lekk ba 3 jours yi mat matière première yi comme ni mu ko waxee dama koy wax dañuy jël une somme de 2 millions dem jëndee ko matière première yëpp li ñuy utiliser ci wàllu teinture bi dañuy livrer loolu yëpp. li ñuy soxla pour teinture li ñuy soxla pour eau de javel bi bouteille usine lañ koy jëndee parce que dañ koy kaste yëpp fa lay jógee ñu livrer ñu ko lépp lu jëm ci aussi ci li ñuy defaree savon yi ak yooyu dañu koy livrer lenn rek laa mën a wax ne que moom la ñuy jëlee fii nii mooy xob yi parce que ay mbir boobu lañ koy liggéeyee ay garab yoo xam ne daal fii la ne te ñi koy utiliser xam nañ njariñ bi li mu doon. loolu rek laa mën a wax ne que ñun fii lañ koy jëlee mais lépp matière première lépp alalam la bu ñu demee ci centre ba di ngay gis fi ñu koy stocké léegi nag di jël par groupement di leen former bu produit bi wàññee ko ñu renforcer ko léegi nag da ngay xool ñooñu ñu ngi jóge ci seen village yi ñëw ñu former leen yor seen ravitaillement yëpp bu ci paree ñu jébbal leen seen bagage dem. ñu yóbbu ko ci seen village ñu fekkiwaat leen def exposition ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp fekkewuñ ko woon ñu waxtaan ak ñoom wan leen ne que lii projet boo xam ne dañ koy suivre la du loo xamante rek dañ koy def ni bàyyi ko ñu waxtaan ak ñoom bu ñu jaayee seen produit yooyu ñoom ñoo ko moom ñu defal fekki leen nag ci biir village boobu defal leen suivi ñeneen ñi xam ne assisté wuñu woon ñëpp assisté
ñu jàppale leen ñu am matériel bu ñu soxla pour liggéey rek dañ leen jàpp parce que bu ñu amul matériel aussi munoo wax ne que ñoom dinañ mën a liggéey boobu dinañ mën a continuer loolu yëpp ci encadrement bi la jàppale leen fi mu ne nii kay li ñuy wax mooy li ñu mujjee wax mooy ñu fexe bu ñu génnee ci yi ñu nekk ñu fexe ba village bu nekk am local ba nga xamante ne di nga fa mën a toog ñoo xam ne local bi yëpp ci projet bi la dinañ leen defal suivi accompagner leen tey am na ñoo nga xamante ne tey li ñuy produire ci savon dañuy am sax problème pour lu ñu génne parce que tey boo jëlee benn village ñu produire savon ak eau de javel ku ci nekk da ngay am problème sax pour am lu ma 3 savon parce que dañoo bari xam nga ñooñu presque chaque semaine te dañ koy suivre semaine bi passé rek am na ci parce que aussi dañ leen di wan ne que li ngeen di liggéey dañ ci war a gis seen bopp dem nañu barki démb benn mariage ba nga xamante ne teinture bi ñuy def ci li ñu dem jënd tissu waax cuubal ko seen bopp daf ko ote su mariage bi maag moom ñoo àndoon ci mariage bi mu demee xolam dafa sedd parce que ñun loolu lañ ci bëgg moom nag loolu la gëm boo gëmul liggéey moom mënu leen a ànd il faut nga gëm liggéey parce que boobu dafa am lu bari ñun ay jigéen lañu gëmul sax dem ci xew di battre di kii wala sol ay jesne rek des fois man may jàppanteeg moom naan ko tey lii moo ma neex lii ngay def nii lii mu naan ma tasal loolu amul solo ko neexal muy takk or ci kaw ba ci suuf mais liggéey la gëm bu nekkee ci liggéey dëgg sax ci otoom lay añi barget ci otoom lay añi loolu nag vraiment bu melee noonu ñun dañoo war a gën a góorgóorlu man buñ ko joxee dame de l'année aw ma ci sikki sàkk parce que li muy def dafa leer loolu rek doyul dinaa ñëw ci étudiants yi li des ci formation bi dama lay bàyyi nga dem sur le terrain jigéen ñi waxal seen bopp te dinaa la may occasion boobu non boobu surprise la bàyyil foofu rek bala waaw boobu dencal ma ko rek parce que nag ku def lu rëy am lu rëy ñoo xamante dëgg gis nga étudiants yi fii lay sax laa njëkkee ci élèves terminale yi ci lu ma leer ay élèves yu bari yoo nga xamante ne dañ amoon problème pour def seen terminal wala da nga def terminal échoué def bac échoué lu ma 2 fois découragé say parents mënatul leen jàppale mu jàppale leen te xamul seen yaay xamul seen pap lu jafe xamul sa yaay xamul sa pap mu jàppale la ba nga am bac xale bi mooy dem téye wuy juróom ne ko kaay madame le maire moo ma defal lii madame le maire moo ma defal lii boo ñëwee mu ne la yàlla baax na nañu ñaan rek xale yi moom suñuy xale lañ xam nga loolu lan moo ko ëpp solo toog nañ weeru koor mu toog ba xelam daj ne man étudiants yi dama leen a yërëm comme am nañ appartement dañ fa war a dem jàppale leen ci weeru koor bi mu ne ma boo xëyee nga ñëw ñu ñëw man dafa ne lu nekk la may doyee ñu dem marché gis nga amul lu mu jëndul du cin du marmite du paak du kuddu du ay bool vaisselle yëpp complet boole ko ak ay saaku soble ay saaku vermicelle étudiants yi ñooñu boole ko laajee ñoom la koy wax ñoom dinañ la ko wax man jour boobu dama waaru ñu jël yëpp indi leen doyul de mu organiser famille ne leen ñii seeni càmmiñ lañu dañ leen war a jàppale te ñoom ndekete dañ doon cotiser 5000 francs pour gérer weeru koor bi xoolal loolu nag mu defal leen ko ba pare organiser famille mu organiser leen ne leen ñii amuñu ko heure bi ñii heure bi yéen a war a togg ñii seeni càmmiñ lañu togg leen ba mu neex ngeen toog lekk naan xoolal mu loolu étudiante yi nekk foofu am na ci étudiante yoo nga xamante ne ñoom ñoo woo seen waajur yi fii wax leen ko fii fu ma romb ñu may woo di féliciter parce que moom bu xamee ne que sax da nga koy woo pour féliciter ko ci yooyu dañ naan jarul mu koy jël loolu mu doon lu ma leer li ci mujj barki démb boo njaay la benn xale ba nga xamante ne bu montewul appareil du dégg bi doon def BFM
ma demoon fa réunion ñu ne ñun de dañoo dégg ne madame le maire dafay jàppale élèves yi te kii nopp yi du dégg làmmiñ bi setul bu baax te njàng rek la bëgg ma ne ko am na appareil ñu ne am na appareil mais classe rek la koy sol ma wax ko photo xale bi envoyé ko mu yónnee ñu jëndal ko fourniture lépp mu jàng am BFM mais âgé mënul dem lycée mu ñëw sama kër indi ma livre bi ma photo ko envoyé waat ko wax ko mu ne ma damal privé nga laaj ñu jox la fi ñu remplir ko ñu jël ko pour fayal ko jël ko fii ba terminal dañ koy jël en charge xale bu jigéen bi jour boobu dafa kontaan ba daf ma kot parce que njàng rek la bëgg ndeysaan te fii loolu tamit mën nga dem ba foofu noonu ci kër kooku interview leen ñu wax la li nga xamante ne moom moo ci nekk lépp xale bi tey jël na ko en charge tey moo koy fayal te gisagu ko li ma lay wax nii tegagu ko bët te moo ko jëndal fourniture yëpp ba mu am BFM tey jii yóbbu na ko privé mu ngi koy fayal te gisagul xale bi xam nga loolu yëpp ci bëgg njaboot la loolu yëpp tey boo ko boolee bu ñu la joxee dame de l'année mais loolu mérite la ak lu bare par exemple ci social su ma la waxee tuuti rek buñ ma sifflé ne que fee am na ñoo xamante ne dañoo soxla dund ba ko waxee bu la joxee da la naan dimbale ma rek nga bàyyi ko ba guddi nga dem yóbbu ko dama ne man su ma doon wax tey ci social loolu bu fekkoon lu ñu mën a wax nii la kenn waxatu ko te moom ak borom këram loolu nag borom këram moo ci gaaw man loolu ñu mel noonu boo àndee ak ñoom da ngay fexe am ci tuyaaba boobu nga xamante ne moom la leen yàlla di may parce que man mii su ma góorgóorlu tuuti rek yàlla dina ma ci suturaal boo xamante ne mën naa ci jaamu yàlla daal je veux dire te buñ koy def amuñu ci benn calcul ci man ndax Fatsal li ñu ko jox yóbbu na ko fi mu ko war a yóbbu wala yóbbu ko fi mu ko war a yóbbu confiance boobu noonu moom moo may gën a sonal ba nga xamante ne lépp loo xamante ne mën naa ko ci dama ko ci def am na diine bu ko neexoon mu ne Paris laa yaroo mais fi mu nekk nii su ngeen génnoon nii dem rek ñu noddu rek mi ngi xalaat nu muy def ba julli te loolu sant yàlla bu baax sant yàlla la tey am na sërëm yoo nga xamante ne ñu ngi Europe tey bu ñuy wax ak man téléphone da ngay dégg xaside yi si suuf doo dégg leneen te bu leen neexoon di teg yaa ba gën a xam mais loolu yëpp dafa bokk ci tamit dama toog encore ay way juróom di wax ci moom dama toog ay way juróom di wax ci moom gërëm ko sant ko ay bàjjanam ak ay ñooñu ba xam ne lii mu fi def nii du fii rek la ko njëkkee daf ko njëkkee d'abord ci ay parents am avant muy agsi fii parce que boo demee ba sa bàjjan bu soxlaa nga def sa tante soxla nga def sa cousin sa cousine ñëpp bu ñu boolee ndoo di wax yenn yi kon nag loolu rek laa am loo nga xamante ne pour ci gàttal mën naa ko wax ci moom li ma mën a wax ci moom bare na mais dama koy dagg foofu je sais que dinañ am beneen voilà à suivre merci